Demba Guissé vous donne rendez-vous pour son 5e anniversaire au CICES kañ la le 7 janvier. Le 7 janvier mooy vendredi bii. ah mbokk yi entrée 5000 VIP 10 000 Demba Guissé borom ayo bébé le 7 janvier. Le 7 janvier mooy vendredi bii. Au CICES réservé au 77 847 47 47 xew-xew bangok cey Demba Guissé au CICES. Le 7 janvier mooy vendredi bii. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloo yéen ci seen plateau le point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni saa su nekk dañu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne si nii actualité la wala fait divers man ak Moustapha dinañu toog fii ñëw xam fàcce ko donc dama koy bàyyi mu daal di yooyu soo ko daal ci waxtaan bi Moustapha noo def. maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun suñu émission bi di nuyu tey suñu technicien bi Mansour Dramé xam ne moom la ñu àndal ci waxtaan bi. ayca ñu daal di koy doore ak proposition de loi bi nga xamante ni dugaloon nañ ko assemblée nationale bureau bu assemblée nationale nag daal dina koy rejeté démb ginnaaw bi ñu deniree ab réunion lu toll ci ñaari waxtu fukk ak juróom-ñeent ñoo ko teew woon te boobile bi ñoo composé boobile bureau waaye fukk rek ñoom ñoo ca teew ci boobile réunion juróom-ñeent ñoom ñoo daal di lànk ba carré ne duñu dugal boobile loi ci assemblée nationale kenn rek moom moo daal di ci d'accord muy Cheikh Mbacké Bara Dolly donc mu mel que ni nag Moustapha boobile loi moom fan yëpp ñu ngi ko doon waxtaanee fii di ko waxtaanee tamit feneen waaye tamit liñ ci mën a jàpp tey jii rek mooy loi boobu mujjeewul jàll foofu ci assemblée nationale waa ànd sàmm jikko yi nag ñoom ñoo sàkk woon ci député yi nga xamante ni ña nga foofee ngir ñu daal di dugal boobile loi daal di criminaliser li nga xamante ni moom moo di góor jigéen ci réewum Sénégal boobu la doxut. waaw doxul je pense que yoon bi ñu ko jaaree ak boo gisee exposé motif yi ñuy def wane na lii moo waral du ñu mën a ànd ci loi boobu dañ koy rejeter je pense que ay argument la yoo xamante ne teguwul fenn boo leen déggoo li ñu wax parce que suñu ne loo xamante ne suñu code pénal daf koy jël en compte ba pare te ñëpp gis nañ ne article 319 amul fenn fu ñu ko bind mentionné mu leer nañ te ñoom li ñu doon wax bu weesoo mentionné sax dañu nañ ko criminaliser maanaam mu jóge ci délit dem ci crime kon buñ ko bëggee yemale ne c'est déjà pris en compte loolu je pense wax la joo xamante ne teguwul beneen mbir bi mooy buñ ne président de la République Macky Sall wax na ci waxati ci ay njiitu réew ñu fi ñëw ci ay sorties yu bëri yu mu def wax na ne mbirum góor jigéen duñ ko dépénaliser tamit duñ ko légaliser fii ci Sénégal donc loolu kon dama yaakaar ne assemblée nationale foofu dañu faa juum parce que dañu wax séparation des institutions président de la République à part institution à part assemblée nationale institution à part est-ce que xam ne président de la République du dugg biir assemblée nationale suñu yoonu réew may ko kon tey ji seen ay argument waru ñuy sukkandiku ci président de la République parce que ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo war a tontu mais bu leen toog ñu leen ndax lii du ngeen ko dëggal wala lii du ngeen ko validé ngeen naan déet njiitu réew mi daan na ci wax na ci ba pare ay wax yéen ay loi lañ leen wax dañ ne leen ngeen légiférer mais waxuñu leen ngeen naan président dara wax na ci waxati ci surtout jamono joo xamante ne waxu njiitu réew sax dañ koy tegaat bu baax xoolaat ko bu baax parce que gis nañ fi njiitu réew bu waxoon ne maa waxoon waxet gis nañ fi njiitu réew bu ne woon damay wàññi sama mandat dem ba mu neex ko mun a jox naa nangam wàññi mënu ma ko wàññi gis nañ njiitu réew bu ne woon du ma def bii mooy sama deuxième mandat dem ba si ak ne je dirais nii oui nii non donc yooyu yëpp tey jii boo demee ba ci biir moo tax ñu ne loi mooy li nga xamante ne mooy si lañ mën a sukkandiku mu dëgër ñu xam loo lii mooy dëgg lii mooy yoon kon seen explication yooyu ñu indi Mahfous du pour man du loo xamante lu dëgër la du lañ mën a teg loxo pour jàpp ne tax na ñu rejeté ko waaye tamit dafay jox dëgg également ñi nga xamante ni dañ doon wax ne boobu les propositions de loi du jàll ndax doole ji nga xamante ni lobby boobu am na ko muy LGBT donc dafay jox raison lii tey dafay jox raison que ni ñooñu am na fu ñu téye Sénégal
mais ñëpp xamoon nañu du jàll Mahfouz loolu ñëpp xam nañ ko mu jàlloon moo doon lu yéem àddina bi yëpp. mais ñëpp xamoon nañu du jàll parce que bañ ko njëkkee dugal laataa moo tegu sax ay miiru ñu ngi jóg. ne leen lii ñu rejeté nañ ko te du moom moo war a rejeté. comme niñ def démb ni il faut que ñu dajaloo commission ñu waxtaanee ko. mais du moom moo war a rejeté mais ba mu ko rejeté boobu dafa annoncé woon couleur bi. wane ne ñeneen ñu wax préparé leen. léegi ci nga gis après yeneen député commencé di wax. commencé def ay sorties fii par ça et là ku nekk di wax naan non lii c'est déjà pris en compte parce que loolu moo nekkoon argument bi il fallait que kenn porté ko ay miru porté na ko après ñeneen ñi ñëw gis si maintenant boo gisee démb ñu ne commission bi ñu waroon nekk au nombre de 19 xaw ma su ma juumul. ñu waroon liggéey def travaux boobu. 10 teew fa te kenn ki mooy président libéral ak démocratie. liberté et démocratie. Cheikh Bara Dolly. moom moo fa teew ñeneen ñëpp voté nga gis ko am na absent yoo xam ne ñëwuñu mais ñooñu ñëw noonu ba contre ne dañ koy rejeté. dañoo choisir porter combat bi mu gën a mucc si yeneen député yi nga xam ne dañ ko naroon dem plénière. ñu gis mu naroon mu gën a yaatu ñu gis naan député sangam ak sangam ñoo ne loi bi dem ça veut dire que ñoom dañoo nangu sacrifier seen bopp su ma ko mën a tuddee noonu. au profit mooy surtout vice président yi surtout vice président yi ñoom Abdou Mbow ñoom rek ñoo fa nekkoon Abdou Mbow Gadio Moustapha Niass ak ñeneen ñoo xamante ne Aïssatou Sow Diawara ñoom ñëpp pratiquement ay vice président lañ ñoom ñoo fa daje woon ñu rejeté ndoo ko excepté ki nga xamante ne moo fa teewul ku jégi bañoon ne moom noonu war na mën a nekk et pourtant ñoom bu ñu leen fa tegee ñoom ñooñu kese du ñu assemblée nationale mais nañ ko nangu kay ñu ànd ak moom dem plénière bu ñu demee plénière kay sur 160 waaw député bu ñu gisee ñu ne am na 100 députés yoo xamante ne nee nañ bu ñu ko fi ñu xam ne léegi député ñoo décidé mais yéen ngeen ñëw de façon unilatérale ngeen toog noonu dëgg la yoon moo leen ko may ngeen rejeté ko parce que président de la République wax na ci ba tàyyi parce que doon na loo xamante ne code pénal bi jël na ko en compte ba pare di mii loo xamante ne ñu bëri d'accord ci je pense que askan wi leen fa teg ñoom lañ poignardé dans le dos askan wi leen fa teg ñoom lañ parce que waroon nañ ñoo mën a may au moins ñu dem plénière ñu xam ñu taxaw défendre ko ñu wax li ñuy wax argumenté su boobaa bu majorité bi ne dañ koy rejeté ñu rejeté ko ñu xam ne assemblée moo ko rejeté mais pas benn groupe boo xamante ne dañuy dajaloo rek ay président ngeen ay vice président ngeen am ay privilège la yoo xamante ne am ngeen ko ay responsabilité ngeen am ngeen ko tax ngeen dàq loo xamante ne am na benn partie ci askan yoo xam ne dañ koy réclamer li woon yoon mooy ñu jox leen seen gëdd jox leen seen àq mën a ko ñooy ndaw askan wi donc ndaw askan bu demee nag ba am ay yoo xamante ne kenn mënu comprendre ci ay taxawaay yu mu am je pense que foofu doute dafay am et puis du doon loo xamante ne pour man du yoon bi ñu waroon naa jaar et puis nag Mahfouz bettul kenn parce que mbir mi ni mu demee nii warul mën a bett kenn et puis bettul woon kenn parce que boo gisee bu mu jógee ñi nekkee ci nguur gi yëpp kenn nangul wax ci débat bi tey ji am na ñoo xamante ne bi coow lu déggee man démb am na ñu bëri da ngeen jéem a contacter pour am seen réaction dañ naan du ma ci wax yii affaire dafa sensible du ma ci wax mais ku jege aussi gis nañ ñoom taxawaay bi ñu ci am waaw ku jege am na taxawaay bu ñu ci am na ñoo xam ne seen taxawaay dafa clair obscur am na ñoom dañu am taxawaay clair obscur ci ku jege mais boo jëlee ku mel ni Pape Diop moom dafa wax ne carrément nekkuñ ci benn état islamique moom loolu la wax sorti boobu la def ba après ku nekk di ko attaqué di ko tirer parce que ñu bëri ñi naan laan dañoo nekkuñ ci benn état islamique di bëgg diaboliser proposition de loi boobu ñu def après boo delloo ginnaatu lan lañ lay wax laïcité lañ lay indil comme lay dañ naan Sénégal dëkku laïcité la war nañ subhanallah ñu bëri li ñu lay wax naan mooy Sénégal dëkku laïcité la donc comme dëkk la boo xam ne dafa am laïcité war nañu mën a bàyyi ñi nga xamante ne dañuy doon ay borom ñaari tur ñu bàyyi leen ñu nekk seen ay liberté ak ni ñuy liggéey ak yooyu yëpp mais loolu nga wax noonu tey ji loi bi ni ak ça n'a rien à voir ak laïcité mi ngi mel ni viol bañ koy criminaliser mi ngi mel ni vol de bétail bañ koy criminaliser est-ce que dañ fa taxoon di wax ay mbirum laïcité ak mbirum liberté des personnes je pense que loolu moom c'est un faux débat dañ ko fay teg et puis débat boobu bu ñu ko convoqué nag dañuy indi erreur parce que gis nga dëkk bu nekk dafa am ay réalité ak ay gëm-gëmam ak yi fa nekk États-Unis ak France ku nekk da nga am laïcité mais seen laïcité bokkul France ñoom seen laïcité ñoom dañ naan se libérer de la religion États-Unis liberté de religion ñee dañ naan c'est liberté de la religion parce que dañuy bëgg a dàq lépp lu la religion bi moo tax ñu naan université waroo lañ fay nekk di julli bureau sax waroo faa nekk di julli am benn taxawaay xam alors États-Unis takk loo xam ne si ni dafay wane sa appartenance mais am na dëkk yoo xam ne minaret yi sóoróol yi nii dañ ko fay aari fu mel ni ay Suisse ak yenn dëkk yu bëri ñoom France dañuy tere ku fa am yenn sóoróol yeeg yooyu donc xam nga fu dëkk bu ñuy tere sóoróol foofu tey ji am na ñoom peut-être benn gëm-gëm parce que gëm nañ ne ñoom lépp dañoo war a effacé wu mooy ni ñu wax sa libéré de la religion da nga war a lépp luy religion dañ ko war a effacer espace public bi
warul feeñ warul fes boo demee États-Unis ñoom dañ naan liberté de religion yow gëm nga mais nañ la bàyyi ak sa gëm et am na ñu bëri sax ñoom ne dañuy wax ne ñoom seen gëm-gëm moo gën a sori moo gën a fort ñu bëri tey jii président Biden bi muy waat lu mu waatee Bible lay waatee Bible la jël waat kon ñooñu seen gëm-gëm am na fu mu toll foo xam ne dëkk yi nga xam sax dañuy réclamer dëkku jullit parfois dañ leen di naxee laïcité ba ñoom seen gëm-gëm dañuy ragal a affiché ko da ngay ragal affiché ko parce que boo ko affiché ñu ne waaye dëkkoo laïcité lañ nekk bàyyi noonu te pourtant américains yi nga xam ne dañ leen di roy ñoom ragaluñu donc président de la république Macky Sall war na mën a jël tey def prêter serment daal di jël kaamil mais lu waroon mën a nekk comme loolu la gëm bu ñu amee président Senghor ba muy waat mu teg Bible mu waatee Bible mais je jure au nom de après nga def lu la neex pour man des na parce que gëm-gëm pour man ci xol la nekk lii nii tubaab yi ñu ko jàngal rek nañu boo defee noonu waat nga keneen ñëw taxaw waat ne ni booy fal magistrat wala ngay fal ak keneen jullit nga indil ko kaamil mu jàpp ba set nga jox ko kaamil ne ko tegal sa loxo bu dee chrétien la indil ko Bible nga teg nga ne ko tegal jëlal Bible bi nga waat si je pense que loolu lañu mën a mais États-Unis boo demee seen billet dollar yi mais depuis 1960 et quelque ba léegi une God we trust da nga ko fay fekk en Dieu nous croyons pourtant kenn mais loolu tey jii lan moo war a doon phrase bu war a mën a weesu gëm-gëm bu weesu loolu en Dieu nous croyons da nga koy fekk seen billet yi foofu noonu dollar bi loolu tey jii fii ban dëkku Afrique wala ban dëkk yi ngay gis mu xalaat dugal fii nii allahu waahidun ci benn texte bokkatu ñu ne yée mu ngay islamiser wala mu ngay def nangam wala yàlla la ñu gëm wala yàlla baax na nga bind ko ci biir texte bi xool wala yàlla kenn la nga xool su boobaa ñëpp ne ay mi ngi def pratique yoo xam ne et pourtant bu ko keneen ki defee ñu jàpp ne lu normal la lu naturel la c'est-à-dire laïcité bi laa bëggoon a foofu rek il faut que ñu am benn audace boo xamante ne ñu adopté laïcité bi nga xam ne mooy façon américain bi c'est-à-dire que du ma léser kenn mais damay bàyyi ni ki religion lu mu laaj jëpp lu mu soxla mu defal ko loolu je pense que bu ñu ko defee dina doon loo xamante ne débat bi ñuy teg naa noonu nañ leen bàyyi ñu def lu leen neex nañ bàyyi dinañ ko pousse kon mu mel que ni rejeté nañu proposition de loi bi ñu bëggoon mu daal di criminaliser lii di góor jigéen ci Sénégal assemblée nationale bureau bu assemblée nationale daal dina koy rejeté démb donc nag mu mel que ni Moustapha xeex bi jeexagul waa ànd sàmm jikko yi xam naa ne ñoom seen xeex a ngi soog a commencé. xeex bi jeexagul il faut que ñu xoolaat yeneen stratégie parce que li tax mu am solo mooy jamono ci xam nga tey ji bu ñu lay xeex nañ criminaliser kooku su taxawoon wet gi naan dépénaliser day commencé tiit parce que danaa ñi man maa ngi doon xeex pour ñu dépénaliser pour ñoom ñu ngi à la vitesse supérieure ñoom da nga naa man ñi raw nañ ma di donc loolu moo tax ma ne même buñ ko considérer comme défaite du échec déedéet xam nga xeex moo ni mel bëri na ay combat yoo xamante ne tey jii pour mu am il a fallu des années des siècles sax parfois ñu koy xeex di ko xeex amaana ñu koy jiite sax bii sotti duñ ko fekkee mais dañuy nangu gëm ne dañ koy porter buñ demee ba su antuwul ñeneen ñi leen di wuutu remplacer la ñu wéyalaat xeex bi loolu laa gëm moo tax ma ne bu ko kenn tuddee défaite bu ko kenn tuddee leneen dafay gën a doolal xeex bi rek ñu gën a xool ne yan stratégie la ñuy def ak ban yoon la ñuy jaaraat gën a mën a réarmé wu dellu ci waat ci biir ak naka la ñuy def pour gën koo mën a dëggal mais am na beneen boo xamante ne pour man ñoom dañ koy fàtte ci mbirum góor jigéen yi ba tey mooy bu ñu leen jàppee libération yu gaaw yi ñu leen di bàyyi man pour man foofu tamit war nañ cee mën a wax bu ñu jàppee góor jigéen ñu def pression ba daan bi nga xam ne moo ko war ñu teg ko ci kawam mais bu fekkente ne tey ji ëllëg dañ ko criminaliser woon sax te bu ñu ko jàppee bu defee 3 mois wala 2 mois kenn du xamante fu mu féetee je pense que le problème reste entier waaw wala ñu bàyyi ko mu génn wala mu génn le problème reste entier nañ fexe tamit ba ñi nga xamante ne dañ leen jàpp ci acte yu ni mel ñu leen di may bët ba nga xamante ne lépp loo xam ne mooy daan bu ci war ñu teg leen ko mi ngi noonu kon proposition de loi boobu mujjul jàll tàbbi na géej ndax bureau bu assemblée nationale daal dinañu koy rejeté ni ki démb donc Moustapha ñu jàll ci leneen muy Omicron bi nga xamante ni jamono ji mi ngi tas réew mi ndax cas yi ña ngay yokku démb rek yaakaar naa ne amoon nañ lu toll ci téeméer ak lu ko ëpp tey tamit gis nga li nga xam lim bi nga xamante ni bu takku ñu daal di koy am ci wàllum coronavirus donc réew mi nag ñi ngi commencé gis benn feebar boo xam ne si nii mi ngi sonal nit ñi muy sëqat si ak dënn yi nga xamante ni dafay met daanaka koo gis rek daf lay jàmbat grippe mu mel que ni ñu bëri nag jàpp ne Omicron bi moom mooy def loolee te ba léegi gis nañ que ni li nga xamante moom mooy ay matuwaay wala ay masque ak yu mel noonu nit ñi war ko jëfandikoo des na bu baax a baax ci dëkk bi boo xoolee oto yi boo xoolee nekkin bi marché yi rassemblement yi ba léegi daal fa ñu nekkoon la ñu nekk donc te gis nañ ni yëf yi mi ngi yokk bu baax a baax. yëf yi mi ngi yokk te gisatoo sax si oto yi ñu arrêté kenn ne takkoo masque amoon na fi ay jamono waa deux roues yi sax dañ leen daan arrêté
ku nekk ñu lay arrêté la takkaloo ma ça veut dire que gis nga ab mbir moo tax ni ñu koy waxee ci kër ku miin sa xuloo yëpp la corona daa dem ba sénégalais dañ ko yëpp fi ñu toll nii parce que dañoo miin kanamam dafay yàgg nag waaw dafay yàgg dañoo dem ba ñu bëri commencé di ko accepté di ko boole seen dundin nuñ koy accepté di ko boole seen dundin mooy dafa am bu njëkk ba da nga daan gis nit nekk ni bu tisoolee sa ñëpp daw wala ku nekk di ko xoolee mais léegi yow boo tisooliwul sa kër boo fa duggee am na ñett ñu tisooli wala ñeent ce qui veut dire que am na jàngoro joo xam ne tas na tasaar goo xam ne ci dëkk bi kenn du ne grippe boo gis corona la mais amoon nañ fi ay jamono benn spécialiste santé moo ko wax mu ne boo amee grippe sa yaram di tàng yëpp xamal ne à 90% yaa ngi ci corona bi donc mais da ngay bañ a dem hôpital wala yenn yi nga dugg soit sa kër ngay traité wu ba wér surtout bu fekkente ne variant bii ñëw dañoo xamal ñu ne moom voie extérieure yi lay gën a attaqué bële intérieur la woon mooy poumon yeeg yooyu moo taxoon nit ñi daan am ay problème respiration ak yooyu noonu daan soxla oxygène bi pas voie yi lay gën a jàpp ak yooyu moo tax ñu bëri boo leen gisee ñu naan dañoo rhume dañuy angine jamono ji de koo gis moom lay jàmbat moo am kër goo dugg nit ñaa ngi nit ñi am fa ko tëdd wala ñu tëdd sax la ñuy wax donc mii loo xamante ne lu fi nekk la ñëpp di ko gis ñu dund ak moom maintenant léegi loolu buñ tollee situation bi mel noonu lan la ci nguuru mën ak lan la ci keneen ak keneen ak mën parfois dañuy obligé gëmm seen i ay bët bàyyi nit ñu dund ko mu wér ñu dem parce que ni muy dalee tubaab bi ak ni muy dalee fii nii du benn xam nga tey ji bu fekkente ne bu doon boo beree nit ki doo toog amati wala bu fekkente nit ki boo ko ñàkkee du ko amati su boobaa dañ ne am nañ garab bi lii ak lii mooy affaire mais loolu lépp amoo garab gi xamoo noo ko fee loo ci mën li nga ci mën kay mooy toog seetaan rek bu ko nit ñi développé am ko ba wér après finalement vague boobu daal di lay abal mais je pense que loolu lañ xam fi ñu toll ni moo tax ñu toog di seetaan déggoo benn ministre de l'intérieur rappelé ne port masque yi fi nga daan dugg sax ñu lay tere masque léegi dañ lay bàyyi nga dugg noonu amatu fi ay gel ak yooyu gisoo ko fi raxas donc yu bëri gisatoo parce que waaw man je me dis que c'est une stratégie boo xam ne ñoom ñoo ko développé jéem a bàyyi nit ñi ñu dund ko d'ici quelques semaines après vague bi daal di wàccat incha allah vague bi daal di wàccat incha allah waaye gis nañ ci àdduna bi aussi Omicron bi mi ngi def ay ravage démb rek États-Unis ñi ñuy wax ci journée démb bi rek enregistré nañ 1 million loo xam ne si ay cas la 1 million de cas donc mu nekk nag loo xam ne si nii yeneen réew yi Europe yi Afrique tamit gis nañ que ni surtout pays arabes yi sonal na leen trop ci mel ne Tunisie ci mel ne Maroc sonal na leen bu baax a baax donc ñun aussi ñi ngi jëm ci wàllum kaan wax kaan aussi di nga wax fii aussi yi nga xamante ni dañ koy organiser muy fan zone yi donc nit ñi di fa rassemblé wu pour seetaan match Sénégal yi waaye tamit campagne électorale lañ jëm Moustapha ci ay fan yu néew a néew te tamit campagne ku ko wax rassemblement nit ñuy dajaloo mbumbaay mi xumbaay meek yooyu yëpp donc yooyu aussi war na tax ñuy jël suñu ay matuwaay bu baax a baax ku nekk jëlal sa bopp ma bañ a xaar kenn mu ne la jëlal ku nekk tey nga jëf ko sa xeexu bopp nga jël say matuwaay ba nga xamante ni di nga mën a mucc ci jàngoro ji muccal ñi nga nekkal waaw xam nga tey ji Mahfouz yaa ngi wax ay 1 million de kaaw ak nangami kaaw ak yooyu Sénégal tey ji buñ jógoon ñu ne dañuy testé ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi wala ñu yaatal test yi ba ñu testé supposons 1 million de personnes nga xool ñaata on va se retrouver ak ñaata boo xoolee taux boo moytu di nga am cas yoo xamante sax daf lay yéem tellement que chiffre yi mais ñoom ni ñuy testé moo bëri moo am doole mais Sénégal fi on te parle de 2000 tests te 3000 tests ñoo xamante ne ñoom seen cas yi rek romb na test yi ñuy def fii donc ce qui veut dire que tey jii buñ testé woon ak ñan la ñuy testé tamit mais bu ñu testé woon fii ñu bëri xam nañu xel ne jamono jii nii fi Sénégal tollu temb nii bu ñu yaataloon test yi dañ gis ay cas yoo xam ne daf leen di yéem maintenant cas yi foo leen di traité ñu bëree ngi tëdd seen kër tey jii laajal pharmacien boo demee pharmacie garabu grippe yi nii lañ koy jaare changement comme de petit pain paracétamol yi nii lañ jëndee di naan parce que ku nekk xale yi seen yaram yaa ngi tàng ñi ngi sëqat wala ñi ngi naan dañoo am problème mu gorge donc yooyu ay réalité la yoo xamante ne mi ngi fi maintenant su fekkonte ne nag dëkk yi nga xamante ne ñoo ñu ëpp doole fuuf ñoom réussir nañ ci neutraliser ko su boobaa dinañ comprendre mais ñoom sax dañuy làmbatu ba tey ji moo tax ma yaakaar ne amul ñu indi vague Omicron bi nii comme ni ko docteur Cheikh Sokhna doon waxee mu ne amul panique amuñu droit di paniquer si vague Omicron bi c'est-à-dire nañ ko aborder ak sérénité di ñaax ñi nga xamante ne contamination bi gaaw na mais ni muy rey demeewul noonu delta bi moo gënoon yéeme foofu gis nañu que ni décès yi wàññiku na bu baax parce que buñ la waxee 500 cas ne la benn décès nga am bokkul woon ak delta bi da nga doon am une dizaine de morts par jour donc loolu ñëpp gisoon nañ ko defoon nañ reportage ci cimetière yi ñëpp gis nañ ni mu demee donc moo tax ma ne bii pas amuñu droit di paniquer
ba léegi gis nañ ne grippe lay manifesté wu ci ñëpp am na ñoo xamante am nañ ko ba wér te bougé wuñu seen kër xamoon nañ ne ñoom dañoo Covid te bougé wuñu seen kër paas nañ ko fa seen sœur kii paas na ko frère am kii paas na ko jabaram après finalement wér nañ au bout d'une semaine après ñi ngi vaquer seen ay occupation jamono ji amoon na fi ay jamono grippe daan fi am mais grippe dafay am pandémie ko astafirullah dafay jékki-jékki mel ni épidémie da ngay gis jékki-jékki moom waa koor wala ñoon lii de dafa mel ni xewte la fa léegi koo gis dafa grippe boobu corona amu fi woon te pourtant dañ doon grippe jékki-jékki nga gis koñ bi yëpp wala koo dajal mi ngi ñan lii de dafa bëri ñu naan poussière bi la lu ñu wóor na du woon ab virus wala leneen la donc ay mbir la yoo xamante ne pour man waru ñuy importer peur te depuis corona bi dugg fi dañoo commencé di dañuy importer peur yi bu ñu la tiitee ñu tiit am nañ temps de cas mais heureusement ba léegi sénégalais commencé nañ comprendre loolu di ko dund lañ ko daan dundee maintenant moom benn interrogation rek bu nit ñi di poser mooy ñàkk yi nañ ko daan defee daa ñàkku ji vague bi dafa mel ni nit ñi moom xalaatuñ sax fàtte ñàkk bi léegi dañoo fàtte ñàkk te bëri leen tiitalu nag mooy dee gi xam nga delta gi dee gi dafa bëri woon moo tax ñu bëri daawoon ñàkk ji mais comme bii gis nañ ne affaire yu bëriwul ñu bëri dañ ko jàppee grippe rek dañ naan boo grippé après nga wér da ngay dem pharmacie jënd see garab def citron am na yenn kii yooyu def noonu naan ko rek après mu kii bon mais mën nañ jàpp ne cas yi dina gën a yokku parce que événement yi ñu jëm kaan lu ci mel ne campagne électorale bi mën nañu xaarandi ay cas yu bëri waaw loolu dégg naa docteur bi sax mu waxaat ko mu ne mën nañ xaar cas yi gën a yokku nee na cas yi day gën a yokku sax buñ demee parce que li ñu am nii mën nañ ne entrée bi la mën nañ dem ba am comme niñ ko amee woon ci delta bi milliers de cas par jour 2000 cas par jour mën nañ dem ba toll foofu parce que tey jii ñi ngi ci 500 day avancé noonu lay avancé di avancé maintenant nag léegi après ñu xool rek ni ñu ñaan yàlla mu yem ci grippe bi rek bañ di faate en tout cas mi ngi noonu Moustapha foofu lañ koy daal di yemale waaye tamit bala ñuy jeexal bëggoon naa la daal di invité sama xew-xew bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal fële ci Amosis buy ziara annuelle 8e édition bu El Hadji Pathé Seck donc samedi sori wala donc voilà le 8 janvier 2022 bi la ñu koy amal ñu ngi ciy invité ñëpp nag conférence dina am conférence donc kii war a waxtaan boobu la moom mooy Thierno Ibrahima Mamadou Diallo waaye tamit sama xarit bi Iran Ndaw dana fa teew sama beneen xarit bi xam nga xaritu ustaas yi rek la am sama beneen xarit aussi muy ustaas Makhtar Sarr moom aussi dina bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waxtaanee journée boobu la donc ñu daal di koy dippe nag ki nga xamante ni moom moo di Sidi Mouhamed Dada Seck donc moom lañ koy duppee bi 8e édition boobu donc ñu ngi ciy woo ñëpp woo naa la ci yow woo naa ci Sénégal yëpp ndax sëti El Hadji Pathé Seck ñoom ñoo ko organisé ma am ci ay mag am ci ay rak am ci ay tante donc mën naa jàpp ne sama xew la ñu ngi ciy woo ñëpp. loolu am na solo incha allah na nga ci ñëw am na solo invité naa la ci. dinañ ci teew incha allah. ayca mi ngi noonu di la jaajëfal Mansour Dramé moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi donc di jaajëfal ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo ñi topp tous les jours fii ci Sunugal 24 ci le point de la rédaction di leen wax ngeen wéy di abonné ci suñu chaîne YouTube Sunugal 24 ngeen activer la cloche notification di ngeen am les vidéos en temps réel di leen jox dig daje ba suba inchallah. Demba Guissé vous donne rendez-vous pour son 5e anniversaire au CICES kañ la le 7 janvier. le 7 janvier mooy vendredi bii. mbokk yi entrée 5000 VIP 10 000 Demba Guissé borom ayo bébé le 7 janvier. le 7 janvier mooy vendredi bii. au CICES réservé au 77 847 47 47 xew-xew bangok cey Demba Guissé au CICES. le 7 janvier mooy vendredi bii. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax